kon mbooloo mi namoon nañ lool dajeek Mouhamed Ndiaye Rahma kon jotaay bi jotaay yi sant yàlla la ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw bu loolu passé Hassan biñ ko président déclaré na mi ngi fiy ñëw amoon nañ réunion yu gàtt yoo xam ne jot nañ koo def mais li nga xam ne moom la bureau bi jot a tënk ci la gaaw mooy dañ ne comme que visite de proximité la nañ jarul ñuy di def benn mobilisation bu mag bi nañ oo membre yu bureau bi Hassan invité ay mbokkam ak ay xaritam moo tax sax mu nekk jotaayu saal waaye bu doon leneen feneen lay doon ci kaw loolu Hassan bi mu ootee am na ñu ko uyu si lii nag boo gisee ma koy leeral bés du tuuti borom lay tolloo boo amee bésu mel nii ku toll nii président Rahma ni mu toll ci réew mi toll ko ci département bi toll ko ci région bi bu déplacé ànd ak mbooloom ñëw teew léegi ci escalier bi may wàcc am na ñu may dégg ci ñi ànd délégation bi ñi naan kii mooy kan kii mooy ki ma leen wax nii pour ngeen xam ko suñ mouvement bi nag ñi ngi ko tuddee pour mu officiel désormais mouvement bi nga xam ne moo ànd ak Hassan Biteye pour jàppale Mouhamed Ndiaye président Mouhamed Ndiaye Rahma désormais le mouvement s'appelle mouvement Tawfekh agir pour Sénégal jëm ca kanam. mun ñu nekk ay membres yoo xamante ni ñu am valeur lañ ay kilifa yore kër yore njaboot ñu nekk ay responsable. dañoo am nitu social muy Hassan Biteye ñu ànd ak moom dëkk ak moom dëkk ak moom muy def lu baax ci suñu koñ bii Hassan ku ko xam ku ne xam ko ci social xam ko ci dimbali njaboot am fula am fayda def lu baax wax lu baax ñi muy àndal ñépp nag ma xam leen ci am jom ndax man dew ma dikkuma foo ma fekk 5 heures du matin laay xëy bala maa tëri di 1 heure du matin li ma ñor mooy xëy liggéey rek daan sama doole waaye Hassan dafa baax di dimbale nit ñi di def te du ko wax mënuma ko ñàkk wax mun Ndiaye Rahma na liñ koy ñaanal liñ koy diis mooy mu jàppale Hassan Biteye jàppale ko mu jël mairie Kaolack bii ñëpp mën a liggéey suñu doomi liggéey mu defar Kaolack ñu de am nañ ci moom yaakaar am ci yaakaar Hassan Biteye mii ndax Hassan ku ko jàppale day jàppale si doomu Saalum te Mon Ndiaye man yàgg naa koo romb muy def lu baax kon Mon Ndiaye jërëjëf ñun kontaan nañ ndax amuñ kenn ku dul suñu Hassan Biteye mii di doomi dëkk bi nag di defar dëkk bi bokk ci nag ñi dimbali waa dëkk bi avant mu lay gis kon xam nañ ni ñun boo jàppalee Hassan dina la jàppale Hassan jàppale waa Kaolack ñu mën laa jàppale fal la nga nekk meeru Kaolack bii bu neexee yàlla yal na ko yàlla def ñëpp kontaan wasalaam. di nuyu di leen gërëm leen ñëpp di remercier le président Mouhamed Ndiaye Rahma ak délégation bi mu àndal yëpp di nuyu di ziar sunu sëriñ si nga xam ne ñoo fi teew di ñaan ngeen may ñu ndigal ñu doon commencé incha allah jotaay bi bu loolu paree. tey li ñu fi dajee mooy depuis keroog arrivé président de la république Hassan Biteye dafa wax ne Mouhamed Ndiaye Rahma dafa ma woon ne ma naa ko jàppale ma ne ko bu dee da nga koy jàppale ci liggéeyu président loolu dina yomb ndax man ku ma xam à travers le net à travers WhatsApp chaque jour maa ngi ci liggéey président di ko wane ànd ak ne loolu sama conviction personnelle la maa ko gëm personnellement ñu àndoon nag ak jàmbaar ju baax di ñaan yàlla yërëm ko fee mu tëdd ci armeel yi muy Cheikh Mouhamadul Mansour yàlla wàccee njaboot ñu bàyyi ginnaaw barke di wax ne suñu ànd bi nga xam ne moom la ñu ànd ak Hassan dafa ànd ci ñaar bi ci njëkk mooy daf ñu woo ci politique mu nekk loo xam ne lu ñu gëm la ne Kaolack du baax mukk tànk ay doomam wàccuñ ci terrain bi def porte à porte wax ak nit ñi wax programme président Macky Sall bi nga xam ne moom lay déroulé muy le plan Sénégal émergent pour loolu am nag yàlla dogal ci buntu Mouhamed Ndiaye Rahma la amee bi mu amee aussi ñu nangul ko mu wax ñu logique bi tax ñuy ànd ak Mouhamed Ndiaye Rahma depuis boobu ba tey mun nañu wax ne Hassan soo yokku wàññiwoo ndax chaque jour ñu ngi def ay porte à porte di wax ak nit ñi di def ay visite de proximité déjà heure bi may wax ak yow ñu ngi samp ay cellules coof ak 2 Fass Mambara ak Sam partout ci Sénégal ñuy jéem a installé ay cellules te cellules yooyu yëpp dara waralu ko lu dimbale le président Mouhamed Ndiaye parce que gëm nañ ne le président Macky Sall ni nga koy taxawoo fii ci Saloum
gisuñ ku ko koy taxawoo fii ci Saloum waxuñ ko nag ndax bëgg lu la neex mais dañ koy wax te yàlla rek tax wax sa mbaax yi jàmm du yàq dara ci sa mbaax bu loolu weesoo aussi ñu bëggoon kii di Assane nga xam ne suñu buntu ak yow ci moom la commencé nga téye ko ndax boo ko téyee di ñu am te du am benn jafe-jafe ndax Assane yàlla dafa dogal mu yaatu ginnaaw këram gii fii boo fi ñëwee sax période boo xam ne du politique du dara day fees dell te kenn ku ci nekk loo xewle moo ci jiitu lu la naxari it moo ci ànd ak yow ndax àddina lu neex la ak lu naxari te loolu yëpp ñu ngi koy gis ci Assane moo tax bi mu ma wooyee awma hésitation pour ne ko d'accord naa dinaa la jox loxo te dinaa la jàppale ci li nga bëgg te bu soobee yàlla incha allah di nga am ndam ñu ngi gërëm bu baax di sant yàlla bu baax mais di la wax nga jàpp Assane bu baax c'est un homme social un homme engagé un homme digne maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp vraiment di gërëm képp koo xam ne aussi di wax nag tuuti rek ci par rapport ak politique bi nga xam ne moom la Rahma di mëne ñun de yàgg nañoo politique ça fait 16 ans ou 20 ans ñu ngi ci parti ñu ngi ci ay mouvement ñu ngi ci ay mouvement de masse di politique mais keroog bi ñu toogee ak moom lim ñu wax waxuñu kaay leen dugg ci Rahma non non kaay leen bokk APR ngeen liggéey kaay leen liggéey ci derrière le président Macky Sall donc mu nekk ci loolu depuis une dizaine d'années loo xam ne depuis APR créé wu ba léegi wala depuis Macky Sall di créé nekk président ba léegi di am lu mu bëgg à chaque fois li mu bëgg mu jox ko fii Kaolack ma ne nit ku mel noonu ñun dootuñu nangu un candidat malheureux taxaw di ko dégg ni ci télévision loolu ñun dootuñ ko nangoo ndax ñun waxuma sax moom du wax ndax dafa yaru te boo nekkee ci wetam da nga xam ne moom du façon politique bi muy mëne bokkul ak politique bi nit ñi di mëne du wax ci nit lu ñaaw du gaaruwaale nit du wax ci nit lu xam ne dafa safaanoo ak li muy liggéey nit la kon nañ xam ne parti bi nañ xam ne APR na xam ne amul responsable bu gën a màgg Modou Ndiaye fii ci Kaolack amu ko su ko amee nañu ko wax su fekkee ne yow dañ laa invité ñëwal dérouler sa programme ni nga ko bëggee ñëwal wax ak askan wi comme moom li muy def te bés bu carte gi xaw ma nu ñu koy waxee ci olof pënd bu wëree bu boobaa danañ xam kii et kii Modou Ndiaye nii nekk ci gannaawam rek duñ moromi yeneen politiciens yi ma xam fii ci Kaolack waxuma laa moom ci woon kon nañ def attention bu baax ñun bëgg nañ suñu candidat moom mosul taxaw mosuma dégg ci moom mu taxaw ne man maay déclaré naa sama bopp candidat mairie Kaolack mais Kaolack moo jug waxal boppam Kaolack moo jug ci quartier yi ak ci kilifa diine yi waxal seen bopp donc moom kon su amee keneen kuy taxaw di wax naan waa Kaolack man lañ samp waa Kaolack man lañ yaakaar di bëgg a yàq liggéey boo xam ne sa waay liñ ci daj dafa sonn ñu ngi ñaan parti bi mu wax ak moom nañ ko convoqué discipline du parti boo xam ne structuré wuñ ko mais à chaque élection mu gagné parti boobu am na lu laxasu ci biir borom c'est un fin politicien Macky Sall kenn mësu ko gagné élection man mii de contrôle naa ko nekkoon opposition mais à chaque fois mu laminé ñu def ñu loo xam ne kenn mësu ko gis kon kooku bu amee stratégie bi muy doxalee politique am yow bu fekkee da ngaa ànd ak moom waroo taxaw ci télé di ko dégnir waroo taxaw ci télé di xas ay responsable am waroo taxaw ci télé di wax ay militants yoo xam ne ay nit ñoo xam ne liñ ci liggéey yow liggéeyoo ko kon loolu maa ngi ci attirer attention ñun à partir d'aujourd'hui nanguwuñ si responsable ku koy wax loo xam ne du jikkoom ndax ñun ñàkkuñ fayda di ànd ak koo xam ne ni dafay dil wala ñàkkuñ fayda di ànd ak koo xam ne dafa am leneen lu muy def donc loolu nañ ci attirer attention bu baax xam naa ne li may wax neexul président ndax wax dëgg yàlla am tàgguwuma ko bi may wax mais li ma gëm laay wax man su may ànd ak nit fi mu ma joxoñ foofu la fi mu ñu joxoñ mooy liggéey Macky Sall nañ ko fësal nañ fexe ba APR lépp lu mu bëgg ci Kaolack am ko loolu ci lay dox loolu ci lay wax loolu ci lay guddi loolu ci lay bëccëg loolu ci la nampatal ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom mosuñ gis nit ko ànd ak Modou Ndiaye taxaw di xas beneen candidat wala un opposant loolu bu amee dafa rafet ñu leeral ko fii mais à partir d'aujourd'hui daal nanguwuñ kuy wax suñu responsable loo xam nekk sa du noonu la nañ ànd liggéey yow APR nga moom APR la nañ ànd liggéey bënd bu bëree ku nekk dana xam ki la mën mais un travail de 12 ans un travail de 15 ans mënta
yem ak liggéeyi benn fan wala liggéeyi benn semaine. Politique terrain la politique wax ak nit ñi la politique wax ak nit ñi lu baax la politique wax ak nit ñi seen wàccuwaay la duwul dem di xasse wala ngay wax loo xam ne ni dañ la ciy xeebee yow bu fekkee ne dañ la invité amoo kenn koy mën a critiquer parce que moo la tiital foo tourné da nga gis ay œuvre am foo tourné da nga gis ay liggéeyam donc moom rek ngay wax Modou Ndiaye rek moo leen déranger waaye nañ xam ne tey ñun ñi ànd ak moom dootuñ nangu ku jël suñu responsable di ko kall-kallee. te wax naa la keroog bi ma ñëwee ñu njëkk a toog ma ne président képp ku dëkk Medina wala mu dëkk Kaolack bu àndut ak yow sax ci jëmm mi nga ànd ak yow ci xol ndax li ngay def maanaam léeg-léeg nga jël nijaayi jàmbur dimbale boo xamante ne moom la waroon léeg-léeg nga jël maami jàmbur wala yaayi jàmbur boo xamante ne nii dimbale nga ko te ñoom la waroon kon ku mel noonu rawatina nga mel ko ci pays Mawlana Cheikh Ibrahim bi yow daf ak yow nii rek moo war daf ak yow nii rek moo war ànd ak yow moo war ànd ak yow mu rafet moo war gars yi nag macha allah suma gars yi li ñu wax dégg nga ko muy waa groupe mouvement Tawfiq Agir pour Sénégal sa kanam lépp dañ koo créer pour ànd liggéeyal la pour nga liggéeyal président Macky Sall gars yi dañoo wax benn wax léegi dañ ne président amut lu la ëpp fii amut ku la ëpp Kaolack man damay wax ne président amut ku la ëpp ci réew mii président amut ku la fi ëpp te moom xam na loolu ñi ko war xam nañ loolu moo tax dañ lay ñaan rek yàlla defal la tawfiq nga àggaleeg jàmm xam nga Kaolack gi yow ba tey taxawagoo ne da ngay laaj mairie bi loolu dafa yéeme lool waaye nit ñi ñoo la ko bëgg a jox man toog naa ci benn place bu mag Dakar fan yi ay kilifa yu mag toog fa biñ toogee tudd la ñi tudd ñeneen nangam ak nangam ma jug xaaju ñu ne ma sëriñ bi yow de fooguñ woon ne da ngay waxee ni man leen ma ne Modou Ndiaye su soxlaa Kaolack nii la koy téye ndax la muy def Kaolack kenn defu ko fa dama ne président Modou Ndiaye Rahma bu Kaolack jaaxlee yow la ñuy gis yow ni ngay ñëwee Kaolack amul kenn ku ko fii ñëwee buñ naxante gis nga Serigne Aliou Niass Goumba ñu ngi lay ziyaara gis nga ñi nga xam ne ñi ngi toog ci télé bi di jël di tudd turu président di am yu ñuy wax dafa am loo xam ne rafetut gis nga personnalité ak kuy defar ak ku bëgg a dajale doo def noonu pënd bi bu wuree kenn ku nekk xam nga ki la man gis nga nit da ngay am personnalité nit soo waxee ne dafa am lu ma bëgg rawatina nga ne damaa bëgg a liggéeyal président Macky Sall di xas ay nitam yow kooku président ngay xas mais yow waxal sa wax rek fexeel noo dajalee say nit fexeel noo liggéey nit ñi gis mais Modou Ndiaye yow li ngay def ak ñeneen ñi li ñuy def bokkut ànd ça fait 10 nga naan ma ça fait 2 loolu laa la bëgg a wax li la bëgg a xamal mooy ñun daal ànd nañoo ak yow ci xol ak ci jëmm lépp luñ man ak luñ mënut te ñun duñ ànd di dellu gannaaw wala ñuy ànd naafeq wala ànd ragal fii ragal nekku fi ñun ci dëkk bi lañ dëkk ay doomi dëkk bi lañ ay sëti dëkk bi lañ ñun xanaa ñun bu ñu ragalee rek bu ñu xoolee suñu sëriñ si ak suñu nijaay si suñu xel war a dal ay sëti Mawlana Cheikh Ibrahim nga xam ne moo ilif kawnu bi àddina ak àllaaxira gis nga Modou Ndiaye mii Mawlana Cheikh Ibrahim rek la am ku dul Mawlana Cheikh Ibrahim gëmu ko moom la bëgg mooy sëriñam mooy léppam koo xamante ne Tabaski fii la koy defee gàmm fii la koy defee korite fii la koy defee xanaa kii bu amoon beneen kër kon xanaa foofu lay dem waaye ma ne Medina nañ xippiwaat seen bët yi xool am na benn mag bu ma oo ne ma dégg naa da nga ànd ak Modou Ndiaye Rahma ma ne ko waaw maam Niass Goumba tegal ko ci mu ne ma maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant àndal jàppal na dëgër amul ku ko fi gën keroog bi ma tëddee sama xol dafa sedd sama xel dafa dal te insha allahu taala li ñu gën a marqué ci yow li ñu gën a neex ci yow mooy dal gi nga dal ak social bi ngay def te doo ci boole wax gis nga njiit da ngay rafet xol da ngay yaatu xol waaye da ngay mën a muñ te vraiment ñi ngi gis ni ngay muñee ndax léeg-léeg ay niti kalaam faarix yoo xam ne tekkiwuñ dara taxaw wax lu leen neex nga ne teg doo wax benn baat fan yii la waxtaan nañ téléphone ma am ku ma la tudd nga ne ma wallaay Assane bu leen sonal seen bopp ni ngay waxee noonu ne ma bu leen sonal seen bopp man yooyu dérangé wu ma ma ne la jërëjëf nga tegal ma ci ne ma lépp loo doon def ci social Assane yokk ko bu ko wàññi mu ne ma politique du dara lu dul social wax jooju dama ko jàpp bu baax a baax a baax keroog daf ma def lu bëri Modou Ndiaye ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay sant di la wax ne la mouvement Tawfiq a ngi ni Agir pour Sénégal jëm ca kanam ñi ngi dugg ci koñ yi koñaa koñ Kaolack di samp ay cellules lépp pour defaral la ko liggéeyal la ko nga ànd liggéeyal président Kaolack jëm sa kanam Kaolack rek moo ñor waaye am na loo xam ne danañ la ko tawat coof ak dëgg yi président lii ñun ñoo ci teg suñu bët boo continuer tuuti rek même pas 1 kilomètre
da nga gis ni ñoo xam ne dañuy takk sareet eb ci ay bidon ndox ay 20 litres maanaam dox lu sori ay jigéen maanaam da ngay gis ñaari xale sax xale yu ndaw kenn ki dafay téye tuuti rek tuuti ndox mi teg ndax guttu bu diis bi keneen jëlaat teg ñuy noyyi ma gis loolu keroog daanaka suma yaram dafa daw ba daanaka suma ronkañ tuuru na fa te ñaanal mouvement Rahma yàlla defal leen tawfiq ak taysir ba lépp lu président Rahma bëgg ci mbir mi ak président yàlla defal ko gis nga ñi nga xamante ne nii ñi ngi toog di wax di lambari fu nañu dugg affaire bi du noonu de yow mënoo fee nekk 15 ans wala 16 ans di def li ngay def ci biir Kaolack ak Medina Baye am ay picc yu ñëw di am yu ñuy wax loolu nag sa xel dal insha allahu taala képp koo xamante ne jug na songu la daanu lay def waaye yow doo daanu mukk insha allahu taala sa kaw sa kanam ñu lay un fédérateur, un galvanisateur, un polarisateur, un gagnant et on ne change pas un cheval qui gagne. Moo di daal di la parole très rapidement. Assane maa ngi lay nuyu di nuyu mboole seen sa ànd mi ñëpp ak mboolem topp mi ci topp ñëpp su ma nuyoo ñoo ñi nga xam ne ñoo nekk ci kanam mu yóbbaale ñi ci des ñëpp. di nuyu bu baax nag ki nga xam ne mooy sa bunt ci man mu Cheikh Abdoul Malick Ibrahima Niass ndax xam nga dëkk bi xamante nañ ñu nu leen defkat yi xam nañ leen ñeneen nit nañ leen nangul li leen yàlla wërsëg gël moo xam wax la moo xam dox la nangul nañ leen ko waaye maa ngi lay nangul bu baax li nga doon xam nga man li may dund képp ku nekk di ko dund rek boo ma jegee boo ma jéguwul xam naa ko ndax fii ci Kaolack moom lu fi yëngooti rek xam naa ko benn ma wax ko wala ma ñàkk koo wax waaye lu fi yëngu rek xam naa ko lu fi yëngu lu nekkit la ko yëngal xam naa ko moo tax am na yoo xam ne jërul tontu waaye maa ngi lay féliciter di la encourager wax naa la ma ne politique bii ngeen dugg tey amul secret kenn moomu ko du Mouhamed Ndiaye du keneen wax naa toujours ma ne képp ku jël engagement ànd ak man ànd ak président Macky Sall waxuma man waaye jàppal ne li war président moo la war li war président Macky Sall ci réew mi mooy defar ak baaxal ak jagal ak rafetal ak sellal ak lépp luy safaan ñu moytul ko suñ bopp moytul ko mbooloo mi ku jël engagement ku nekk loolu moo la war amul leneen loolu jàppal ne tey fii yaa fi ambassadeur Macky Sall fii donc lépp loo xam ne loo mën a dox la wala loo mën a wax la dafa am kenn ci waa kër Serigne bi Maulana Cheikh Ibrahim benn doomam bu wax ak man tey na ma Hassan bi tey jàmbaar la def na ay def na ay baax ci gis nga dafa am loo xam ne day wax toujours ne lox mënu koo téye loxo gis nga ndox wala géej buy daw ci aw yoon di dem loxo mënu koo téye donc maa ngi lay wax ne la sa jëf ci Kaolack sa jëf ci pays bi sa jëf ci njabootu sëriñ bi nekkatul lu kenn di naataable jant la xool gis maa ngi lay wax ne la kóllëre gii nga xam ne ñu ngi ko doon waxante tey ma ñëw fii sa kër nga xam ne tey mooy premier jour ma commencé di dox di dugg ci kër xam nga élection dafa am lu ñuy wax grand électeur élection dafa am lu ñuy wax grand électeur tey mooy premier jour may kum jóg commencé dox di dugg ci kër grand électeur yi fii la yàlla wërsëgalee ñu njëkkee ko fi lu yaakaar nu la parce que njabootu Maulana Cheikh Ibrahim gii nga xam ne ñoo ànd tey ronu fii dugg fi dëgg doy na yaakaar pour ñu xam ne mission yi nga xam ne mi ngi suñ lekk incha allah fam daan jaar rek lay jaar coow li mën naa bari moo politique a ànd wax ji mën naa bari cab yi mën naa bari ceko yi sap mën naa bari mais loolu li ma jàpp mooy xorom mi politique bu leen ko bañ mooy xorom mi politique xam nga li ëpp solo
mooy bu leen nekk di tonton te ku ne xam ne doon leen nawleem ku mën a doon ca dama ne lii seen mission ak suñu mission mooy fexe ba président Macky Sall bu ñu bett ci bépp engagement bu ñu jël ak moom lu ñu wax ak moom ba d'accord ko rek nañu fexe ba bu nañu acca ñu ne ko mi ngi nii foofu la mbir mi nekk mbir mi nekkul ci yenn détail maa ngi lay féliciter bu baax di la encourager di la sant di la gërëm mbir mi terrain la lu métti la yoon bi dafa métti dafa gudd dafa sori dama ne fii ci Kaolack njëkkuñ ñu fee politique ñun waa Rahma yi waxuma man waa Rahma yi laa wax njëkkuñ fee politique waaye dama ne fii ci Kaolack tey kenn duutu fi sóoraate añ kenn du fi sóoraale ci añ ci politique te sóoraale woo Rahma c'est impossible loolu c'est impossible loolu c'est impossible mbir mi foofu la nekk merci 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 ma ne mbir mi foofu la nekk nekkul feneen xam nga mbir mi fu mu mën a nekk fi mu nekk mooy bàyyi leen ñu jël seen wërsëg ci mbir yi parce que am na ci ñoo xam ne ci loolu la ñuy dund xam nga fi mbir mi nekk daal mooy ma ne bu président buñ waxee ak moom ba na ko aala wala bee la aala wala bee boobu incha allah lu mën a xew nañ ko indi na ko mi ngi nii foofu la mbir mi nekk loolu nag ku mel ni yow mi am nga ci mission bu rëy politique dox la ak wax dafa métti social ku koy def rek mën ngaa politique ndax social cërub yàlla la ku nekk koy def nit a nga yor lu la gaañi te mënut a génnee dërëm social cërub yàlla la yàlla moo koy defal ku ko soob yàlla wërsëgalee na la ko continuer foofu parce que nit ñi dama wax tey ak sama benn xarit ma ne ko yàlla mi nga xam ne moom kaw na bi bind sax suñu diggutoon baax yi ñu dig ci aljana gi demee ni yooyu mais duñu jaamuloo kon te moo ñu moom yàlla ñu bind moo ñu moom daf ñoo dig ne ku ma defal lii ma fay la lii ku ma defal baax yi ma fayee la janna wala fayee la laa rawatina nit yaakaar yi bul ko tas continuer ci mission boobu ku bul ragal gis nga ku gëm yàlla gëm Cheikh na Tidiane Baay Ñas nekk ci sa dënn waroo ragal parce que fii ci Kaolack Saloum gii ñu nekk fi Baay radiyallahu anhu juddoo ak fi mu yegg tey du ama ko fi yóbbu xol bi moo dox wër àdduna mbir mi xol la continuer ci mission boobu li nga bëgg danga ci yegg li nga bëgg danga ci am daañu ànd ak yow li nga fi wax jàmbatulu gox la mooy ndox mi nga am ci coofak alors loolu am nañ ci ñaari cas yoo xam ne incha allahu commencé woon nañ kabatooki parce que def nañ fa keroog benn assemblée générale ñu jàmbatu ko fa commencé woon nañ doon ci dox ci semaine bii passé waaye incha allah bu subaa ci lënd bi sa bos dana dugg daañu ko dox li mu laaj pour def ko su fekkee ne Kaolack rek la décision yi jógee jàppal ne entre mardi mercredi dinañ ko dox su fekkee décision bi niveau central ba ca Kaolack jàppal ne incha allah de demee dana yegg ci kaw ñu joxe ndigal pour ñu def ko ndax loolu moo ñu fi bàyyi dimbale askan wi moo ñu fi bàyyi maa ngi lay sant di sant collaborateurs yi nga ànd ak yëpp nga xam ne xàmmee naa ci ay politiciens yoo xam ne leer na naññ na ay politiciens lañ ñooñu ku ñu ànd ak man ngeen a dox ak nag jëm fenn ci politique maa ngi leen di sant di leen gërëm di féliciter ñëpp bàyyiwuma kenn di la wax ne bisab tey jàppal ne ambassadeur Macky Sall nga foo nekk waxal ci turam doxal ci tànkam jëfal ci làmmiñam validé nañ ko parce que loolu mooy sa cër xam nañ li nga doon maa ngi sant di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah